asalaamaaleykum askanu Bambilor salaamaaleykum mbokk 4C yi ñu am tey contact ak mbégte di leen retrouver ci seen plateau Jeune 7 TV ci waxtaan bi nga xam ne tey nag ñu ngi ko fas yéene am ak kii di chef village Bambilor fas yéene waxtaan lépp li jëm wàllum gestion commune gi Pape Abdoul Aziz Guèye Pape Guèye asalaamaaleykum papa. maaleykum salaam waa zone 7 TV. mbaa yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. naka waa Bambilor. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah. Pape Abdoul Aziz Guèye nag moom mooy chef village kii commune Bambilor gi Pape d'abord ñu tàmbali waxtaan ji ak cool yi bëri na Bambilor jëm le wàllum tollu foyer des jeunes tey ji d'abord lan mooy si sa xalaat yow Abdoul Aziz Guèye en tant que chef village Bambilor d'abord. waaw ñu ngi leen di nuyu. di leen dalal jàmm. jërëjëf. di leen wax ne ñun am réew lañu. te réew nag day tënku ci ay charte réew mu ñu nekk kenn ku ne war na xam la ko yoon may ak la ko yoon xañ bu nu nekkee nag te kenn xamul say prérogative fi mu commencé ak fi mu yem looluy indi coow waaye kenn ku ne boo xamee la la yoon may ak la mu la xañ jàpp naa ne coow du am ndax bu nu amee coow rek dañuy delluwaat xool texte yi bu ñu xoolee texte yi yaakaar naa dinañ retrouver wu mais coow jaru ko. si wàllu texte yi nag ngay évoqué sànq lan la texte si wax ci wàllum gestion tollu foyer des jeunes ndaxte tey mairie dafa am benn projet wàllum tabax centre de santé fii ci commune Bambilor waaye nag mairie ñoom fu ñu nekk actuellement tollu foyer la ñu choisir. 2 hectares lañ si bëgg. tollu foyer mi ñu am 7 hectares ak lu toll ñetti hectares sax. yu teg voilà tey nag ñoom ñu ne foyer centre de santé bi fu ñu def ko. lan la ci texte wax yow en tant que chef village Bambilor. waaw li si texte yi wax man damaa jàpp ne waa foyer ak waa mairie dañu war a am jataay boobu nag kenn ku ne dafa war a am lu ko war pour jataay boobu am. mairie war na bind le foyer des jeunes wax leen ne leen dañoo am benn projet boo xam ne bi pour commune Bambilor la. ndax projet bi ak li muy rëy yëpp. du pour benn dëkk du pour ñaari dëkk pour commune bi la pour commune bi la nag fu nekk ci commune bi war na fa mën a ne mais li gën a rafet mooy ñu def ko ci siège commune bi kon bu coow amee jàpp naa ne toogaay moo amul toogaay boobu nag dafa war a am ba kenn ku ne xam li nga yor li nga moom fan la yem ak fu sa dayo yem ndax bu nu toogee te du ñu waxtaan kenn ku ne xam ne lii mu yor lii mu mo lii ñu ko dënk fii la commencé fii la yem bu boobaa coow dina mën na ñàkk mais ñii jiite ak ñii ñu jiite kenn ku ne da nga am sa interlocuteur koo war a waxal maire yi bu soxlaa tool foyer bi am na lu ko yoon may mais na informer le président du foyer wax nga ne que nag dañoo am projet boo xam ne bii pour commune bi yëpp la luy pour commune bi nag utilité publique dafa am suufu domaine national nag ak lu mën a am mooy mu ngi si loxo mairie bi bu nu ko xamee bu nu ko xamul c'est que nag mairie bi am na lu mu séq ak ñoom ndax tey damay jàpp ne fii mairie bi nekk bi bees bi ñu bëgg a inauguré moomeelu jàmbur la woon mais ba ko mairie bi soxlaa dafa woo kooku ba mu ñëw ñu ne ko yow kat fii nga moom muy suufu domaine national mairie bi am na projet fu ñu war a tabax mairie keroog nag soxna soosu bi ko maire woowee fekk na ma fa mu wax ne dégg naa leen maire nekk nag dégg naa leen aussi dafa am ay délai bañ ko dégloo dégguñu ko maire dafa saisir le préfet du département wax que ne que ñun kat dañoo am projet mairie te am na gis nañ suufu domaine national dañoo bëgg nag lan la ñu war a def xam na ko sax mais nit ki mën na xam li muy xam ba pare laaj la ko mu nekk bu ngeen waxtaanee moom bind ko bu tontuwul am na délai bu ñu leen di jox bu fa àggee teewul dem leen délibéré sa bu ngeen sa délibéré dinañ envoyé commission départementale boobu nag mooy xool impasse yi ñu fa war a def la ñu war a jox boroom ndax suufu domaine national du suuf bu moom bañ nañ ko ba délibération bi ñu lay jox dañ ne amoo droit jaay amoo droit teele kenn du ko donn luñ dul donn nag kañu wax ne si loxaam la ne
mën na saa def lu sa keneen mën na sa lu keneen mënul nit nag bu yoree buñ ko dénkee loo xam ne li mën na saa def lu keneen mënul ñamu séqal mbir moomu war nañoo toog waxtaanee la ñu séq ndax lépp lu ñuy def ci àddina rek waxtaan moo ko war a jiitu moo ko war a mujj. non si je vous comprends Papa Guèye si sa explication yi procédure boobu la mairie war a topp tamit ngir saisir officiellement foyer des jeunes ngir tollu foyer bi. waaw d'ailleurs loolu nga wax noonu sax man en qualité de chef de village. recevoir naa délégation mairie démb. délégation foyer des jeunes démb. waaw mais nee naa leen man Bambilor laa dëkk waaye du tere bu ma dee ànd ak yéen man mi ànd ak yéen ak waa mairie kenn ku ne war naa xam lan la ko yoon may. ndax bu nu xamee kenn ku ne bu ko la ko yoon may bu sa nekkee. bu subaa bu coow amee dañuy wax ne kat kii kat li muy def c'est légitime mais bu la ko yoon mayulee boo ko defee dañuy yaakaar ne yow mii da ngaa jalgati yoon te kenn warut a jalgati yoon ndax yoon wi dafi nekk pour ñëpp. li fi nekk pour ñëpp nag kenn ku ne da nga saa war a tënku sa la réew may doxe am réew na ku sa dëkk na réew may doxe sa nga war a tënku arrangé na la ak arrangé wu la c'est loolu du problème mu réew mi loolu àlla gis-gis boo xam ne bi la dafa war a am. pourtant gis nañu maire yàggul dara fan yi muy wax nee na man lu ma bëgg a def toolu foyer bi kenn du ko tere loolu il a parlé ça publiquement est-ce que loolu ça veut dire que ben voilà à quoi peut-on s'attendre après lan la ci nar a xaar après. lan la ci yoon war a xaar. waaw xam nga bu toogee ne lii may def kenn mënuma ko tee def. waaw peut-être dafa yaakaar ne ci yoon la ko teg mais bu fekkee ne bu ko bëggee def te yoon mayu ko bu ko defee jalgati na yoon. te yoon jalgal gi kat waru ko warul keneen mën naa xool ne nag lii muy def yoon moo ko may mu xool mu wax ne jëfandikoo article nangam bu ngeen demee fekk fa nangam ak nangam bu boobaa problème mën naa bañ am. il faut mu saisir tamit officiellement foyer des jeunes tamit ñoom tamit institution la. exactement loolu waxtaanee nañu ko biig man it ba ma jógee sa waxtaan ma jël naa sama téléphone woo ko. nekk woon nga ñu pour informer ñu ne dafa am projet bu war a ñëw ci commune bi bu ma sañoon nag Bambilor lañ koy def waaye nag yow en tant que chef du village woowal waa dëkk ba nga informer leen ni leen projet bii ñëw na te Bambilor lañ ko bëgg a def am na ay site nag yu ñu ciblé muy toolu foyer toolu ay liggéey bi toolu dut seen comme projet bi nag mu ngi jàmp na woo leen ngeen discuter ci bañ sa discuter it ña fi newoon am na ñu jàpp tool foyer am na ñu jàpp toolu ay liggéey am na ñu jàpp tool baxay mais ñu bëri nag majorité bi nag ñoom toolu foyer bi lañuy gis. waaw ndax xam nga li tax ñenn ñi gis toolu foyer jàpp nañ ne toolu foyer Bambilor moo ko moom ndax toolu foyer mu ngi fi bëgg a yàgg te tool la ba léegi bu ñu amoon projet bu gën centre de santé nag buñ ko fedee def jàpp naa ne kenn du ko contesté te tool foyer ba mu fi nee ba léegi bu fekkoon defoon nañ fa dara kon xelu ni du ne sa dem fa ndax tool foyer ëpp na 20 ans bi mu fi nekkee ak léegi te nag bu nu waxantee la fa am rek mooy dara nekk fa waaw dégg nañu actuellement sax am na benn commission bu mairie jaar fi keroog dem natti tool bi est-ce que yow en tant que chef de quartier yëg nga li ni mel yow vous êtes au courant d'abord. waaw wax nañu ma ne natt nañ ko. la mairie wax nañu ma ne natt nañu. waa mairie 2 hectares. informé nañ ma. est-ce que loolu c'est normal si sa xalaat est-ce que yoon la tamit je pense que balaa ñu koy def dañu waroon d'abord saisir officiellement foyer des jeunes balaa ñuy dem tool gi def mesure bi def lu ñu war a def. exactement ma ne déglu leen wax nee na maire woo na ma ne informel waa dëkk ba ne leen am nañu projet boo xam ne bii bëgg nañu si Bambilor la ñu ko def ciblé nañu tool foyer keroog bi ma convoqué fii it convoqué naa waa foyer. ci assemblée générale d'information quoi. waaw maanaam askan wi yëg askan wi waaw. convoqué naa waa foyer wax naa leen nit la nit ña fa newoon it am na lu ñu xalaat. am na ñu xalaat tool foyer am na ñu xalaat feneen mais yi ñu ciblé woon daal bari woon na
lan mooy tey d'abord bu ñu xool tey bu ñu nar a jël toolu foyer bi tey ci sa xalaat comment cela devrait se passer wàllum impense yi wàllum fay yenn réparation parce que tamit il faut foyer des jeunes mu am tamit ci lu dara normalement. waaw xam nga tey bu fekkoon ne dañuy jël tool foyer bi préfet mooy créer commission départementale de buy évaluer impense yi fa ne ndax suuf sa du lu ñuy jaay du lu ñuy maye mu ngi ci loxo commune bi préfet nag bu département bi mooy créer commission départementale des impenses ñoom ñooy xool manque gi 1000 francs la miir bii nangam la teen bii nangam la ba la fa ne jeex ba la fa ne jeexee nag ci la ñuy bind kayit jox foyer ne leen am ngeen fi impense ya fa ne la fa la ñuy évaluer préfet commission ba muy évaluer lii ngeen am loolu liggéeyu préfet la ak commission ba muy tànn du maire yi ñoo koy def du foyer yi ñoo koy def ay techniciens la yu préfet yi envoyé wax ne daal tool foyer 2 hectares yi ñu fa jël lañ fa fekk ci xayma ci la fa ne ci loo xam ne li foyer ko fa def nangam la tolloo. tool foyer ñaata lañ ko jëndoon j'ai entendu 12 millions laa dégg xaw ma la. waaw 12 millions daal mais la sa tegu mën naa am échappé na mais daal dégg waxoon nañu 12 millions et quelques. comme ins bi nii bu ñu ko doon jaay en principe dafa dépasser largement 12 millions ndaxte jamono gi tamit day soppeeku. waaw xam nga tey bu ñu ko doon jaay. bu fekkoon ne xam nga jaay bu ñu tuddee jaay ci suufu domaine national. loi bi da ko tere. comme loi bi da ko tere nag bu foyer valeur ba mu am bañ ko jënd triplé na ndax nañ ko xool rek ci fi ñu def mairie bi tey ndax buñ ko defoon ay parcelles tey ne mën nañ kaa jaayee parcelle 5 millions mën naa nekk mais la ñu fa évaluer la ñu fay borom matul 4 millions ba ñu defee impense yi ba pare la ñu fay borom tool ba matul 4 millions te buñ ko daggoon 150 mètres carrés fa mairie ba ne tey kuñ ne 5 millions du taxaw kon nag am na problème am na. tey loo ci mën a wax wàllum mbirum toolu foyer bi coow li bari na historique bi maanaam historique bi daal. waaw historique bi tool bi bu lu yàgg la. ndax projet la boo xam ne bi catalan yi financé woon ñu tabax foyer bi. ñoo financé projet boobu ba loolu am fa. loolu nag ba ñu koy def pour dimbali woon jeunes yi ñu am loo xam ne lii dinañ si mën a doxal seeni mbir di mbiri dëkk bi yëpp ndax projet bu am solo la woon ndax toolu foyer bañ koy wax dañ ne woon projet bi mu koy accompagner 60 millions la ah certes nag leex-leex projet rek la mën na aboutir comme mën na bañ a aboutir. lan moo tax aboutir woon nag. ah loolu nag xam naa peut-être ñi yoroon projet bi ñoo mën a expliquer loolu. chef de village. war nga ci am chef de village boobu ndax man boobu du ma chef de village. ndax projet bi mag na sama chef de village. certes nag ñooñu am na lu ñu fu ñu sukkandiku woon ba wax ne daal projet bi nangam la ah mais nag xam naa ne projet boobu mujjul antu ndax bu antu woon tool ba fa mu nekk tey dina ko dépassé. lan moo tax boobu ba léegi amul dara bi ñu def tool bi mu ngi nekk ba léegi noonu voilà amul dara amul benn réalisation defuñu ci dara lan moo tax ci sa xalaat ñu bay tool bi bari ba fi ñu toll nii tey. waaw ñàkk ay moyens yu ñu fa defee dara. foyer des jeunes dafa ñàkk moyen. waaw ndax bu amoon moyen heure bi fekk def na fa dara ndax it tool ba boo ko xamoon te dem fa nañ ko jëndi woon bu soppee ko bariwul amoon na nag ay poulailler yu fa newoon ñu doon ko luyee di fa def ay ganaar mais daal jàpp naa ne daal bu avancé demewul noonu. toolu foyer des jeunes toolu mbéy ak terrain football bu Bambilor wàllum gestion loo ci mën a wax wàllum gestion bi ci yoon daal maanaam ci voie légale. waaw toolu foyer ak terrain bi ak toolu mbéy ba yëpp mën nañu wax ne patrimoine dëkk bi la patrimoine foyer bi la ndax toolu foyer ba sa mbéy
commune bi ñoo ko joxoon foyer toolu keneen la woon commune bi ñoo ko daggoon jël ko jox ko commune rurale bi ñoo ko daggoon jox ko foyer des jeunes foyer des jeunes ci li ñu ci am moom la ñu fa def mais tool boobu it ak bii it presque ñoo yem ndax heure bii boo fa demee jàpp naa dara nekkatu fa ba léegi tamit. waaw ba léegi terrain de football bi nag. terrain de football bi terrain de football bi it terrain de football bi fii SEDAF bi nekk tey foofu la terrain bi newoon terrain bu njëkk. terrain bu njëkk ba projet SEDAF bi ñëwee ñu wan leen fii ñu bëgg a def mairie bi ne fii kat baax na ñu si waxtaan bu fa amoon ñu wax ne titre la ba ñu ne titre la daal mënta ne am na sama benn xarit bu nekkoon ministère ñu koy wax Ablaye Thiam mu ñëw nañu projet wu SEDAF bi kat nee nañu Bambilor amuñu terrain te bu ñu amul terrain dinañ ko yóbbu Diamniadio bu ñu ko daan yóbbu Diamniadio nag ñun dina suñuy paxe. mel ni crèche bi rek crèche bi ñuy yóbbu finalement Sébikotane. jeex na Bambilor ñàkk tamit. ñàkk crèche bi Bambilor ñàkk ko si. loo xam ne ci vraiment détail ay détails yoo xam ne jaru ko. ba ñu si waxtaanee aussi ñu saisir foyer des jeunes. ñu leen daal de problème dafa am ndax SEDAF bi mu ngi bëgg a dem Diamniadio te problème terrain moo ñu ko bëgg a teg léegi nag dañoo bëggoon ngeen jox ñu place bi ñu terrain 2 hectares jox leen ki ngeen def ko stade bi man mii ngay waxal góor gi Magat Mbàcc ndem si yàlla si ak ndem si yàlla si Seybatu Sow ak le président communauté rurale Omar Gueye ñoo àndi seeti góor gu ñuy wax docteur Seck point la dëkkoon ñu dem gis ko waxtaan ak moom nekk projet ñëw na si dëkk bi te suuf si domaine national la te utilité publique la kon nag waxuñu ne dañuy jël sa suuf sépp mais am nañ projet boo xam ne bi fi ñu fi bëgg a def 2 hectares la muy terrain de football ndax terrain de football fa mu ne fa la ñu war a def SEDAF ba te yor nga fi suufu domaine national kon suufu domaine national boobu dañoo bëgg ñu évaluer impense yi jox la say impense te jël ko la mu tontoo mu ne ak soxnaam ne woon soxna si nekkan nee woon naa la jaayal tool bi bu yàgg ndax communauté rurale lu ñu soxla si suuf dinañ ko jël man nag jigéen laa di si soxna waaye xam naa doole ji am communauté rurale am si mbirum suufu domaine national dinañ jël 2 hectares yi bu ñu soxlaatee leen dinañ ko jël te doo si man dara ndem si yàlla sa docteur Seck foo keroog la ñu jox 2 hectares ñu dem natt fa 2 hectares jël terrain football yóbbu fa jël terrain bi jox état bi pour ñu tabax fi SEDAF projet bi yóbbu loolu moo ko indi foofu kon terrain football bi famille Mbaye Ndiaye Ndioro ñoo ko mayoon ci mais bañ demee ba am ay difficulté la ñu jëlaat dem si docteur Seck jël si moom 2 hectares si toolam pour wecceekat jeunes yi ñu jox ñu place boo ñu def fa SEDAF ba terrain bi ñoo di stade bi ñoo di ko fi mu nekk tey kon histoire boobu jaar na fi tool ba sa mbéy ku ñu wax Ablaye Ndiaye moo ko moomoon mu ngi am tool ba léegi mbéy si moom la ñu daggee suuf soosu jël ko jox ko jeune yu Bambilor ñaari tool ñaari loolu ñuy wax noonu la amee te loolu mu amee ñun ñëpp fi lañ fekkoon kon lu mën a ne waxtaan moo war a jëkke moo war a mujj. justement wàllum ñàkk waxtaan man tamit foofu laa jàppee sax mbir mi parce que projet bi toll nii 1 milliard lu mat presque 2 milliards daal. waaw presque 2 milliards. pour commune Bambilor gi wax dëgg yàlla je pense que njëriñu Bambilor la. tey yow en tant que chef de quartier loo ñu mën a wax wàllum projet bi ONG bi tur bi critère bi ak information yi ñu ci am en tant que chef de village Abdou Aziz. waaw man ONG bi jour ba ñu ñëwee bureau maire andi waxi projet bi fa la ma fekk nee naa leen li ngeen di wax de lu rafet la. nu mu tudd ONG bi. ak fan lañu kii ONG bi daal ñama si xam ñu si béy c'est des ay député lañu. député sénégalais. ak yu diaspora. ñooñu ñoo constitué woon délégation bi ña fa newoon keroog ils étaient 6-7 mais ñaar ñoo si dul député. lu tax ñuy woo ONG étrangère ndaxte loolu la ñuy wax nee na ONG étrangère. waaw ONG bi daal même bu dee ay étranger ay sénégalais ñoom la ñu gisuñu ay étranger
étranger la am du étranger ñanu gisoon ñu ñuy wax ne projet bi nii la mel ak nii la mel. ay Sénégalais doomu Sénégal la. doomi sénégalais lañ. et puis c'est des députés. député à l'Assemblée nationale. à l'Assemblée nationale. benn député jël na fa kàddu sax mu wax ne monsieur le maire mu ne que man projet bi ba ñu ko jotee te ma xam ne élu nga. laa ne bu ma sañoon ñu teg ko ci say loxo nga def ko sa commune. man nag député la maire la waaye jàpp naa ne ñu def ko sa commune moo gën a rafet ñu def ko fi loolu teewee naa ko ñu wax ko. kon bu situation amee ak lu mën a am te bu ma déggoon ñu nit wax indi si tool foyer projet bu gën projet bi man damay adhéré loolu mais nag bu ma gisee ne nañ def nangam te gisuma keneen ku ne nañ fi def lii te affaire bi yàgg fi lool la ñooñu wax du ma ko mën a dindi. lan lañ ci jot waxtaan bureau maire bi seen première rencontre bi borom responsable ONG yi wàllum critères yi ak projet bi après nu mu demee après. xam nga projet bi ba ñu ñëwee wax ñun dañ ne leen fii dispensaire bi nekk lañ bëgg mu nekk ñu ne dispensaire bi fan la commencé ñu wan leen fi mu commencé ba fu mu yem. ñu ne leen lii dafa superficie bi moo tuut. superficie bi nag comme dafa tuut utal leen ñu feneen. ñaari hectare. waaw ñaari hectare daal bu ngeen ko amee. ñun amuñu problème dinañ ñëw présenter leen projet bi wax leen ni muy demee ndax nag mënoo jël sa projet di ko présenter nit te amul suuf ki ngay présenter sa projet day fekk am na suuf ñu ne leen baax na finalement keroog maire ànd nag ñoom wan leen plusieurs sites yooyu nag amul benn site bu ñu si bañ si sama dégg-dégg yéen daal la ñuy déglu ba ñu ma waxee loolu ne maire ne ma lan mooy si sa xalaat ma ne ko nañ oo waa dëkk bi daaj lépp la ma war it keroog tous les délégués de quartier oo la ndax village bi dutul village bu ndaw te man sama interlocuteur si quartier bu nekk mooy le délégué de quartier association yi it bu ñu oote jotee association bu ma fa xam ñu reconnaître la dinaa la woo man noonu laay doxee ñooñu di woo nañ leen yàgg nañ def nañ fi réunion bu yàgg sax bañ réunion ba pare nag dañoo woo jeunes yi ne leen dem leen ngeen yéen jeunes yi xam ne yéen a séq mbir mi ngeen waxtaani yéen la ñuy xaar ba ñu ñëwee it jeunes yi waxtaan yi nañ ñëw nañu andil ñu benn proposition proposition yi seeni proposition yi tool foyer bokk si yeneen tool yi lañ ñu proposé waaw kon ñoom la ñu wax mooy jàpp ñu ne projet bi foofu la gën a mais si yeneen sites yi si la gën a ndax nit ki ak lu mu mën a ne wax ka la mu la waxal ñoom bu ñu sañoon ñu ne dinañ ne yeneen sites yi moo gën a baax ñu def ko foofu proposition yi mën na jub na fa waaye nag collectivité locale bi bu dee wax dina am ñu mën a waxal c'est pas parce que dafa war a dajale dëkk bi yëpp ne leen lan mooy seen xalaat ñoom la amal si dëkk bi ñooñu nag dina wax ak ñoom dëkk bi it keroog ku fii di élu keroog réunion boobu fekk convoqué naa la pour nga fekki ko ndax dëkk bi am na 13 élus si sa xalaat ban place moo gën a baax tey toolu foyer bu nekk fii ci Gorom 3 wala bokk bu mbéy wala beneen place si sa xalaat yow personnellement ndaxte xam nga mbir yi tamit. waaw xam naa mbir yi de ndax li tax ma xam mbir yi mooy tool bu ne am na borom. te borom tool bu nekk am na lu mu bëgg si toolam. dama koy xooli sama bopp rek tey bu fi sama tool ne woon tool foyer bi ne fi li ñu bokk ak li kenn moom lan moo ko si gën a yow ñu bokk. jeex na li ñu bokk ak li kenn moom du benn kon bu nu amee suñu yëf am lu xam ne nun ñëpp ñoo ko bokk te kenn du ko donn fan yi am na benn collectif pour sàmm sa gox. sàmm sa gox waaw est-ce que jot nañu waxtaan ak yow en tant que chef de quartier en tant que chef de village tamit waaw. waaw am na ñu fi ñëw ci collectif bi ndax man collectif boobu
dafa am koy wax ne mooy Ousseynou Gueye dafa ma wax ne mooy président collectif bi loolu la ñu ma mosoon présenté yàgg na ba ñuy ñëwit gisuma ko mais comme ñëwee nañ si tur collectif bi man sama kër ku fi ñëw ko ne dama lay recevoir. ñan ñoo ñëwoon ñan ñoo conduire délégation bi. kon délégation bi y avait Ablaye Sylla y avait Ousmane Mbacke Junior y a Pape Baye Modou Ka y a Thierno Ba ils ont appelé Moustapha Sarr Moustapha Sarr defe naa daal ils ont 7 xaw ma 8 personnes la ñu woon. lan ngeen jot waxtaan wala moo tollu fa. lan ngeen jot tënk yéen ak collectif bi. non ñoom dañoo ñëwoon pour laaj. dañoo moo wax ne dañoo dégg ne tool foyer bi natt nañ ko. ndax xam nga si dara wala xamoo si dara man leen xam naa si dara. est-ce que nattañ ko ma ne leen waaw. ñu ne ma ndax président foyer yëg na ko ma ne ko wóoruma. man daal xam naa ne yëg naa ko mais pour moom yëg na ko ak yëgoo laajuma ko te waxuma ko. man na ko dégg feneen. moom it bu mu ñëwee moom it ba ñooy collectif boobu demee ñëw na fi ànd ak ay collaborateur laaj ma ndax natt nañ ko ma ne ko di waaw. noo gis tey seen taxawaay collectif bi Sàmm Sa Gox seen taxawaay wàllum mbirum toolu foyer yi. cool yi bëri na surtout fan yi waaw xam nga wax bu amee kenn ku ne na ngay xalaate na la neex. waaye dama ne leen nan daje te jël texte yi tekk suñu kanam. appliqué texte yi. waaw. yaa foofu nga tollu daal. foofu laa tolloo ñoom ñëpp nag. mairie loolu laa leen wax ñoom loolu laa leen wax foyer du jeune loolu laa leen wax. ndax buñ ñëlee lii baaxul. te réew mi buñ ñëwee bu réew mi ne nii la réew miy doxe man ma ne d'accord ma si réew miy doxe te dëkk si réew mi. bu coow amee maa ko indi. est-ce que si sa xalaat tey man dama leen confrontation d'accord naa ñu oo maire toog ngeen toog. pare nga fa yow. waaw ne leen man leen monsieur le maire mën naa mën ko génn leen taxi yi ñu waxtaan si taxi yi jàpp naa ne bu boobaa bu loolu amee coow li jeex. kenn du ma tere def lu ma bëgg a def est-ce que yaakaar nga ni maire bi tey pare na justement tamit. waaw xam nga li mu bëgg a def bu ko yoon mayulee bu ko mënu kaa def bu fekkee dëgg rek la ñuy wax li nga bëgg a def yow. bu fekkee dañ ne lii la texte yi wax yow nga ne li ma bëgg a def dinaa ko def bu yoon ñëwee dama sa loxo ndax ñun ñëpp dañoo tënku si yoon lu dul yoon nag ku sa nekk nga see luy jalgati wax nag nañu ko déggee nañu ko waxee lu jar a xam la man bu ma nekkee si yoon bu ma neexee ma ne li ma bëgg a def kenn moo ko àttee def bu ma ko waxee mën naa nekk dëgg mais bu fekkee la ma wax bokkul ak la yoon wax bu ma ko waxee mën naa wax lu dul dëgg te kenn ku ne buy wax day wax la nekk sam xelam mënuma muus boobu xam li nekk sam xel te waxuma ko. Papa Abdou Aziz Gueye jotaay jeex na daal mooy sa kàddu mujj rawatina cool yi mbirum toolu foyer yi. waaw coow moom àddina coow la baaxoo. ndax ñëpp mënuñoo bokk même xalaat. waaye yoon wi yëpp benn la. ndax texte yenn la. xanaa di santaat waa zone 7 TV. jërëjëf seen télévision la bu ko waxee. ba mu àgg fa mu war a wax. yéen la tax. ndax bari na nit wax ay wax muy dëgg gu wér te ña ko war a jot jotuñu ko kon bu ndee wax ay nit di ko jottali ba ñëpp di ko jot yéen la ñu war a gërëm sant leen. xam ne. yéen a fi nekkal askan wi moo tax ngeen ne fi ndax dégg ngeen coow bëgg ngeen coow loolu leer côté bi na ngeen jaar fa tàllal ku ne seen micro mais man daal jàpp naa ne mbir mii ku siy wax nañ indi texte yi tekk mu tënk nu ñun ñëpp mu neex maire mu jaar sa mu neex foyer mu jaar sa mu neex collectif mu jaar sa man daal loolu laay wax te di ko wax it sama mbokki chef de village ndax chef de village yëpp man la ñu def seen président. ñaata chef de village ñu am actuellement. 19 te ñi si ëpp samay pàpp lañu man nañ maa jur kon bu ñu jëlee cër boobu jox ko ba pare toog di ma déglu man awma seen pay yàlla moo leen fay. di gërëm it waa Bambilor gi xam ne du dañ maa nommé. dama dem élection ñu fal ma bu amee ñu mer wala ñu kontaan maa ngi leen di jéggalu
te di leen wax ne nit rek la nangu ma nag ku ma yedde si mbedd waaye ku mu ñëw sama kër ne ma du noonu nii la ma ànd sax yow waaye ku ma xas si mbedd ñu xuloo déet kay loolooy àdduna déet kilifa kenn du ko yedde si mbedd kon daal maa ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla na yàlla dool ñu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Papa Abdou Aziz Gueye Papa Abdou Aziz Gueye mooy chef village bu Bambilor tey nag wax dëgg yàlla ñu am loolu mbégte ak kontaante di dalal ko ci plateau Zone 7 TV ci seen entretien grand format bi waxtaan mbirum tollu foyer des jeunes. Justement, mesdames et messieurs, vraiment, ce n'est fini pour ce soir, justement, avec ce grand entretien, grand format, justement, exclusif avec justement, le chef de village de la commune de Bambilor, le père, hein, c'est notre papa à nous, c'est important, père Abdou Aziz Gueye, vraiment, que nous recevons ce soir sur ce plateau, parler évidemment de cette assiette foncière, justement, qui se trouve actuellement à Grande 3 pour la construction d'un centre de santé pour la commune, et également beaucoup de bruit actuellement. Vous avez vraiment entendu, lui, sa proposition, évidemment, qu'on applique tout simplement les textes, qu'on respecte également les lois et comme ça, tout le monde s'en sort vraiment en toute liberté et pour l'intérêt de la commune de Bambilor. Vraiment, merci beaucoup à vous, chers amis, téléspectatrices, chers téléspectateurs. Merci également à vous, chers internautes, vraiment, qui nous suivez. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci à toute la rédaction. Merci également à l'équipe technique, notamment Ndoye et Ibou Gueye, vraiment, derrière les caméras. Merci à tout un chacun. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Merci.